waaw tey ñu ne Baye Coulou Ndione moom ki nga xam ne mooy le porte-parole du parti de Gorgui. Donc nekk en même temps la commune aussi. Voilà en même temps chargé de la communication de la commune. Tout à fait. D'abord. bi ngay tàmbale ci politique bi. déggoon naa ne da nga doon ànd ak Saliou Ndione. Donc lan moo la jëlee ci Saliou Ndione ànd ci Gorgui. Voilà très bien man au début bi ma dugg si politique Ablaye Wade la àndal au début la ànd ak Ablaye Wade mais li indi Alassane moom indi woon aussi. puisque bi ma ñëwee ànd ak Alassane mën naa wax ne première carte PDS maa ko dugal yéen man première carte PDS maa ko dugal yéen man maa jaar si Souley Maram yéeni géej jaar si Daouda Dieng yéeni kaw jaar si Omar Fall seen jangal dem si Aliou Ndiaye bu nekk tubaab jalaaw booba temps dama ñëw loolu laa doon def politique boobu foofu laa nekkoon demoon naa ba nekk candidat sax ci PDS au niveau de la commune de Bargny parce que boobu temps ñoo bokkoon benn commune bi. alors bi loolu amee nag léegi ñu dem ba à un moment donné ñu ne bon dañuy seet ñi nga xam ne tànne nañu tuuti si njàng parce que boobu temps ñun ñi si xaw a tànne la ñu bokkoon du dëgg léegi ñu ne am ñu ma seetsee waxtaan ak man ne ma bu fekkee doon nga bëgg a yéen situation yéen bi mu toll nii il faut que li indi Alassane Ndiaye moo lay indi parce que Alassane Ndiaye bi mu ñëw man après c'est là ko fekk si bien ñu buñ travaillé loolu ba Alassane Ndiaye ñëw aussi ñu waxtaan ak man aussi j'ai fait la même chose pour fekkee intérêt yéen moom mooy tax a jóg te gis naa ne ànd ak Alassane Ndiaye ñu défendre les intérêts de yéen man war naa mën a ànd ak moom ñu dem loolu donc loolu moo indi suma diggante PDS ak PS bi ak PS Saliou Ndione quand il est venu Saliou Ndione dañu bokk lu bëree bëri parce que Saliou Ndione xam nga ku ne xam ne sentiment yu nekk si diggante nit ak mbokkam Saliou Ndione bi mu ñëwee fii daf ma seet si xamal ma ne mag yaayam sunu ñaari yaay ñoo bokk ndey ak baay mag papaam sunu ñaari papa ñoo bokk benn papa may nijaayam di papam mu ñëw ne ma man samay mbokk yi gisuma fi kenn ku ma bëgg gën a bokk ak yow gisuma benn kilifa bu la ëpp donc dama ñëw fëkk la pour ñu ànd dem loolu donc sentiment parent boobu moo ma yóbbu woon que ma dem mais bi ma demee ba xam ne ñun ñaar mënuñu continuer effectivement dama ne kon damay dellu fu ma jóge woon. maanaam da nga dem ba gis ne kat peut-être li nga doon xaar ci Saliou Ndione nga gisul woon wala. waaw xëy na sax du lu ma doon xaar ci Saliou Ndione mais li ma doon xaar mooy ci ànd boobu ñu yaakaar ne liñ si war a mën a defal yéen dinañ ko mën a defal yéen te gis naa ne diggante boobu am nañu si xeex sax ba mu nekk sénateur de la République mais aussi lañ si waroon a mën a am ci parti vraiment man gisuma ko woon te man comme yéen moo ma ñor effectivement damay fexe xool lan mooy avancé yéen ma dugg si loolu donc loolu moo indi que ma dellu siwaat comme fi laa newoon ci parti socialiste ma dellu siwaat ñëw toog wax ne damay continuer te fas yéene ma pour jógewaat fii jeex na parce que li may animé woon pour ma dem la problème parent la problème sentiment la mbokk la ma dem loolu mais li ma mës a gëm mooy parti socialiste la mës a gëm ndax Alassane Ndiaye bi mu ñëwee fii coordination bi commencé Kañak ba Tubaab Jalaaw maa nekkoon secrétaire à l'organisation de toute la 10e coordination d'ailleurs c'est la raison pour laquelle moom aussi bi ko nommé ministre mu ne moom attaché de cabinet kenn du ko tànnal moo koy tànnal boppam boobu la ma choisir mais boobu temps sama responsabilité au niveau de la MTA ne me permettait pas pour ma bàyyi ko di ñëw fii alors moi je l'ai décliné boobu la Moussa Ndoye ñëw à ma place. nga ñëw ci régime Gorgui ngeen ànd ñu fal la ki nga xam ne moo géré communication commune bi. depuis nga commencé ànd ak Gorgui lan nga gis loo xam ne ni Gorgui réalisé na ko fi ci biir yéen. waaw même sax dama la bëgg a expliquer ne Gorgui Ciss il est venu en 2002. bi mu ñëwee en 2002 li mu jëkk a def dafa woo tous les cadres yi nekk yéen ñoom Issa Seck boobu ci la bokkoon. ñoom Alpha Samb ñëpp. ne leen léegi comme maa ngi ñëw jël si commune bi dama bëgg ñu toog waxtaan ngeen préparer ma benn feuille de route boo xam ne si loolu laay continuer liggéey donc associé woon na ñëpp donc boole woon na ñëpp amoon na yi bon léegi bi ñu ñooy defee loolu mu commencé am programme am commencé liggéey mais ku ne xam ne Gorgui Ciss enseignant la kon enseignant xam nga nit même bu dee entraîneur football bu fekkee ne moom entraîneur bi attaquant la attaque bi rek lay gën a kii bu dee défenseur défense bi lay gën a kii. li mu nekk enseignant moo tax muy gën a appuyer ci développement éducation bi. waaw peut-être loolu mun na nekk mais aussi xam nga xam-xam moo ëpp solo ci àddina te éducation mu la bëgg xam-xam te doo jàngale donc loolu indépendamment li mu nekk enseignant sax mais enseignement jàng dañ ko war a fonk dañ ko privilégier pour permettre ñi dëkk foofu ñu mën a xam-xam bu ëllëgee ñu mën a diriger pays bi donc loolu raison la mais dama bëggoon na quand il est venu en 2002 lu mu jëkk xalaat mooy comme moom Gorgui Ciss classe yi mu nekk loolu ñoom dañuy doon jàng ba CM2 ñu def examen dem génn xam nga ñooñu ëpp nañu avantage ba dem quand même ñu jiitu woon léegi ba jusqu'à l'an 2002 booba temps nit ñi ñu ngi ku ci am entrée en sixième da ngay génne
bon bi mu ñëwee nag mu xool ne lii aussi du avantage yu élèves yi du avantage yu waa dëkk bi mu créé CM bi. ok léegi bi mu créé CM bi ñaati classe moo ci nekkoon. bon bi mu créé CM bi mënuñu wax ne ñaari classe rek moo fi nekkoon au début. bon mu créé CM bi ñu dem ba am cycle bu normal. ñu dem ba yàgg ñu créé lycée. lycée bi ñu dem ba am parce que bi ñu créé CM bi aussi il faut dire que booba temps dañu jëli ji élèves yi nekkoon ay Bargny ak Tëngéej ñëw waxtaan ak ñoom indi leen dellu si leen pour permettre à seen i waajur que ñu mën a gis seen i doom à tout moment. léegi bi ñu créé loolu ba lycée bi taxaw ñu créé lycée aussi ba mu am centre d'examen baccalauréat am na léegi yéen du dëgg ça veut dire quoi ça veut dire que donc da ngay commencer maternelle ba am baccalauréat te doo génne yéen loolu moo indi que yéen mu bari ay diplômé parce que njàng mi léegi la gën a baax njàng bu njëkk ba. d'accord mais actuellement ni ak njàng mi léegi la gën a baax mais dama gis ne classe est-ce que doy na parce que élèves yi bëri nañu te xam nga classe yi nga xamante ne tey ñoo fi nekk di fonctionner élèves yi dañuy dañ koy wax rek dañuy alterner bu ñuy duggee xam nga ñu ngi xaar dañ comprendre donc mu mel ni classe yi gars yi ñu ngi wax ne classe yi bon war na mën a gën a yokk quoi. waaw xam nga classe du doy. du doy boo xoolee si Sénégal yëpp loolu la. parce que xoolal aussi da nga xool développement bi ni mu gaawee ci naissance yi. ñun bi ñu jàng école Sénégal 4,5 millions habitants la woon. ñu ñëw ba booba Senghor moo fi nekk loolu boobu Senghor mu ngi fi. mais bi ñu ñëwee ba Abdou Diouf ñëw ñu ngi nekk si 8 millions et quelques habitants. Ablaye Wade ñu ñëw mu nekk 12 millions et quelques léegi ñu ngi si 14 ou 15 millions d'habitants. mais donc affaire bi day gën a kii bi dafa gaaw de sorte que alors mun ko régler enseignement bi ak classe yi dafa nekk lu jafe. mais aussi terewul góor gi en est conscient que xelaatam ngi si loolu pour mu am possibilité mën a augmenter dañuy am possibilité pour augmenter loolu mais ñàkk mat gi mais loolu si Sénégal yëpp la. d'accord mais est-ce que tey secteur à part secteur éducation bi. oui ban secteur la góor gi gën a liggéey. bon góor gi mun naa wax ne dafa liggéey si côté yëpp. je peux te dire bu dee côté santé liggéey ni ci parce que chaque année am na kii bu ñu génne subvention bu ñu génne pour jënd ay garab jox ko ñaari centre yi fi nekk yi jox leen bon loolu lu mu koy def mu ngi leen di jàppale aussi ndax am na ambulance bu fi nekk bi góor gi moo ko jënd. waaw quand je dis góor gi je veux parler de la municipalité. moo jënd ambulance boobu mooy ambulance bi nga xam ne bii moo le jeune de l'état bi mu yore moom moo ko jënd ba pare te carburant bi ñoo koy fay maire bi moo koy fay. mais man dégg naa ne aussi carburant bi Baye Mass Mbengue aussi da ciy joxe de. man xamuma Baye Mass Mbengue parce que Baye Mass Mbengue man dama ne ambulance bi nga xamee ne. moom la petit Sall yor ambulance boobu laa ne la góor gi moo ko jënd wala commune bi moo ko jënd te kenn du si joxe essence. même sax bu fekkee tamit Baye Mass mu ngi joxe essence ci ambulance bi loolu aussi xam nga lépp rek day maanaam day mën lépp ci defar yéen la. mais c'est une bonne chose man je ne dis pas que xoolal que ça soit Mass Mbengue ou un autre. koo xam ne il se sent que moom waaye yéen la. gis na li bu ko defee c'est pour l'intérêt de yéen mais pourquoi pas du ko def. ça je suis pas contre que mu def la mais dama ne à ma connaissance man li ma xam moo di góor gi siis ambulance bii petit Sall yore nii moo ko jël et puis ambulance bu bees bi nekk fii mais mairie bi mu jël chauffeur bi di ko fay góor si mooy def loolu mooy fay chauffeur bi moo joxe li mu si war a joxe yëpp moo ko joxee. d'accord donc ñaari cas yu ambulance yi dafa nekk ñaari cas yoo xam ne bokkul aussi. d'accord effectivement mais tamit jot naa ci woyu bay tamit ne. waaw am na benn accident bu amoon Toubab Jalaaw il paraît dañu woo ambulance bi mu ne day wuti ndox ay bidon ndox. donc mu mel ni ambulance bi day yëpp ay bidon ndox te bon accident am na ñu ngi war a évacuer nit ki donc xam nga genre détail yooyu noonu tamit xam nga bu ko nit ñi askan wi di gis tamit xam nga ci seen i bët dañ naan non maire bi liggéeyuñu. waaw bu fekkee ne loolu am na. bu fekkee loolu am na man de toute façon man loolu yëguma ko. ndax ambulance bu fi bàyyi nit ñi di dem yóbbu ay ndox. vraiment man rafetlu ma ko bu fekkee am na mais je ne le crois pas aussi. parce que bu dee affaire yi parce que yaa ngi may indi pour ñu wax ci affaire ndox mi parce que ndox mi aussi amoon na difficulté mais ñu commune bi. gas na forage Toubab Jalaaw parce que booba temps fin de réseau la ñu nekkoon pour ndox mi dem fa problème la woon il a fallu que mairie bi jóg gis nga mooy forage boobu nekk ci garage bi mais mairie bi moo ko def pour alimenter dimbali Toubab Jalaaw pour ñu am ndox yemuñu ci dañuy kii ak SONES gas beneen forage bu nekk ci boori stade bi boo xam ne bi bon ñii doon nañu wax ndox mi dugg na fii génn na fi mais ndox moomu bu ñu gasuloon forage boobu ñàkk ndox gi doon am da doon continuer mais léegi ñàkk ndox pratiquement amatul léegi. xëy na mën nañu wax bon peut-être ndox mi neex na wala neexul yooyu mën nañu ko wax mais nag forage boobu mairie bi mu ànd ak SONES créé ko pour permettre nit ñi pour ñu mën a am ndox.
d'accord donc gars yi loolu mooy li nga xam ne mooy émission débat du jour comme ni ma ko waxee rek ay questions la ñuy soulever di ko leeral di ko waxtaane parce que am na solo li nga xamante ne tey askan wi ñu ngi koy muutee di ko wax ci suuf ku nekk di toog sa kër sa grand place di ko wax fi lañ koy leerale fii ci 2STV émission débat du jour waaw comme tey exemple boo xoolee jeunesse su Jalaaw bi jeunesse bi lan la parce que boobu ba léegi gars yi ñu naan maire dañ ko war a changer dañu war a changer yéen parce que yéen dara doxul na mu meloon la melaat xam nga donc mu mel ni exemple comme ni nga ko waxee rek ñi nga xam ne ñu ngi juddu 2002 donc boobu ba léegi ñu ngi fekk maire bi voilà donc ñoom ñooy wax peut-être ne yéen dara changé fi dara changé wu fi donc ñooñu tey pour nga convaincre leen ne leen non maire bi dañ ko war a joxaat 4e mandat mu yeggal lan nga leen di wax yow non xam nga àddina moo demee noonu xam nga nit bu la contrer day wax lu ko neex wax naa la benn bés mani la micro trottoir man apprécié moo ko trop xam nga lu tax dama xam ne bu fekkee ne da ngay ñëw nga dajeeg nit nga ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga tubaab Jalaaw bu demee ba kel bu fa dajeeg Abu Jeyl daf koy wax lu tax mu wàññi ko waat parce que gëmu ko noonam la moo tax mais boo départ yi di tax fii yaa ngi dégg dem dispensaire u Njangal nga daje fa Abubakar Sadiq mun la dawal gaaw dina la wax lu tax da ngay tëb yëpp pour dem fekk yonente bi donc nit ku nekk ki mu boo dajeeg moom mu bëgg nit ki mu waxal ko lu baax mu bañ nit ki mu waxal ko lu bon parce que peut-être ñiy wax loolu dégg nga peut-être parce que ñoom d'accord ñu ak maire et c'est leur droit am nañ droit aussi bañ a d'accord ak moom comme politiciens yi aussi am nañ droit ku nekk far fi nga bëgg a far waaw mais tam waxu maanaam waxu noonu wala bokk du ma ko tuddee sax noonu parce que je pense que Jalaaw moom ñëpp benn lañu mais maanaam juste gis-gis ñoo dul bokk rek mais tamit ñi nga xam ne maanaam bokku leen gis-gis tamit day baax nga bàyyi xel ñoom seen gis-gis mais tout à fait bokk gis-gis passé wul ñu dem si benn boutique di jënd benn marchandise nga jël vert man ma jël blanc du dëgg mais kon ute nañu gis-gis loolu c'est un fait loolu moo am ci àddina nit ki nekk day bëgg lii dem ci loolu ki bëgg la mais dama la mun a wax ne góor gi bu ñu ko amul woon fii ci mairie bi ren du baax te je vais te dire pourquoi ñun dañu dem état bi indi titre fii dugal titre bi si biir salon yi nit ñi ça veut dire que kii nekkoon Dakar kii nekkoon Karas wala feneen fële dafa toog si bureau di joxe instruction ñu bind ñëwul ci terrain bi mais bu ñu amuloon ku mel ni góor gi mu taxaw défendre ko léegi tey lan la ñu am pôle boobu ñu wax léegi titre boobu dinañ dem 1 kilomètre 500 yoo xam ne extension dëkk yëpp lay doon te fekkoon ne nekk fi woon amul maturité bu mel noonu dem ak discipline dem ak yar dem ak xel kon loolu ñoon duñ ko am bu ñu ñëwoon taali pëne xeex fii song fii saaga fii mais loolu du mën a am mais dañu xam ne état am na droit titré mais état bi titré ñun si état bi la ñu bokk lañu waxtaan ak moom dialogue ak moom ba façon que ñun li ñu bëgg am ci moom ñu am ko loolu la góor gi def beneen bi moo di bi ñu def découpage bi passé góor gi bu newuloon fii nduxura foofu xam ne kii fa la nekkoon day dem Diamniadio mais bi ñu ñëwee sous préfet ñëw fii indi projet bi mais dañ ko wax ne état am na droit def lu ko neex d'accord nañ nag si arrondissement Diamniadio mais ñun d'accord nañ si découpage bi bind lu mu war a bind mu def lu mu war a bind jaar fi mu war a jaar ba loolu ñu doon wax dañ ko tëral xam nga ne foofu léegi yenn la bokk donc il faut nit koo xam ne kii bu mel woon noonu kon loolu ñaari cas yu am importance la te bu fi nekkuloon yaakaar naa loolu dina jafe am. découpage bi ngay wax noonu sax si laay ñëw. parce que au niveau de Ndoukoura. ñoom am na partie boo xam ne ni ñoom dañ ne bëgguñu bokk ci commune la yéen. parce que ñoom li ñu gis mooy peut-être monsieur le maire Gorgui Ciss. peut-être espace bi nekk Ndoukoura. moom la teg bët xam nga moom la bëgg a accumuler moo tax mu bëgg a rayante pour Ndoukoura bokk ci yéen alors que ñoom à chaque année seen subvention mu ngi jóge ci commune de Diamniadio. moo tax ñoom ñu rayante pour bokk ci commune. non waxuñu dëgg subvention mënul jógee Diamniadio ñëw si commune jàmbur boo xam ne bokkul ci commune am il raconte des histoires dagg fan la bokk du Thiès la bokk bokkul Diass est-ce que dagg ñun duñ ko jox subvention su fii parce que dafa ñëw participer ci zone bi mais ku ñëw participer ci zone bi nag di jouer ci zone bi mais yow exemple bi nga fële bu fekkee ñoom dañoo dem fële nangu ñoo ànd ak ñun ñooy àndal mën nañ la jox subvention waa dagg aussi c'est de la même manière que la ñu jógee dagg boobu ñëw yéen di fi fuwal depuis des années te dañ leen jox subvention comme waa yéen yi mais subvention bi ngeen jox ASC yi nekk yéen waaw nu mu toll ci somme dégg naa 90 000 70 000 mais en tout cas gars yi daal ñu ngi. dañ ko xeeb waaw dañ ko xeeb. voilà très bien parce que ñoom li ñuy def. xam nga xeeb mun naa nekk. moo gën bañ a def dara. dama la wax ne boo jëmee Tëngéej. nga taal sa oto dem ba Diamniadio. doona xanaa doxul kii doxul xanaa daa yeggul Tëngéej. am déet. ki jógee yéen nii jëm Tëngéej. ñëw ba Diamniadio doona kii doxul da nga naan kii àggagul. ñun peut être suñu possibilité ak suñu doole permettre nu li ñu mën a jox ma que ça la somme li am important mooy sélection d' abord
te aussi bu ñu fàttale na mooy du football bi rek moo nekk yéen y a des lutteurs am na taekwondo am na lépp te ñoo ñëpp ku si nekk dafa am loolu dañ ko jublu ñoom mbër yi ku siy dem mbër ay mbër lañu ku ciy dem mais di nga ñëw solliciter maire mu am subvention mu la jox la ay carte yoo lay tëseen nga dem loolu bokk ci ba pare équipe bii qualifié départemental chaque année bu kii qualifié mais maire bi koy accompagner ba mu dem jox ko subvention jox ko xaalis di ko accompagner mais loolu dañ ko xeeb loolu bokk ci subvention bi ñu def. d'accord mais dañ ko si boole quand même. mais waaw bon loolu mën na ne. oui mën na ne mais tey exemple bu ñu jëlee exemple mbëri. waaw jël exemple aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy def taekwondo. oui donc tey mbëri exemple nga yaakaar ne tabaxal leen benn salle. bu ñu entraîné. ñoom tamit ñi def taekwondo tamit tabax leen benn salle gënul. nga leen di jox à chaque fois bu ñu waree. mbër ak salle. waaw mais fu ñu waaw mbër ak salle fu ñu entraîné au moins benn salle de gym. ah oui d'accord waaw wala boog aménager leen benn partie comme exemple plage yu tax bi nga xam ne moo nekk nii. ñoom déjà fi la ñuy entraîné. tey jii bu ñu leen aménager leen plage bi. waaw xam nga defal leen ay xam nga ay ñu koy wax benn salle de musculation. waaw loolu du ëppal njariñ. mais écurie yi ngay gis nii. écurie yi nga gis yëpp. ay écurie ay société privée lañu. te amul si benn commune boo dem. bu ñu da ngay dem ay balaga si école yi du ñu entraîné amul benn écurie boo xam ne bi commune boo fa nekk jox na ko salle ba mu jox ko leneen. mais ñun dama ne amul d'abord. du dëgg. donc amul benn écurie bu ma xam fii man mbër laa woon tu viens de le dire. j'ai des copains ay yoo xam ne ñu yor ay école de lutte mais ñooñu amul si kenn koo xam ne ci commune ba nga nekk moo la créer salle ba mu gën a fa entraîné ñooy dem sa école ya mbaa ñu si mel nii dafa def entraînement. te taekwondo bi nga wax léegi nii mais jox nañ leen terrain. oui. waaw parce que dégg naa information boobu noonu mais avant ngeen di jox terrain bi. waaw bon le coach avait bien dit que waxoon na ne carrément. demoon nañ ci góor gi. di ko wax ne parce que dafa am kenn koo xam ne moom dafa am projet defal leen salle. mu ne leen bu ngeen amee benn terrain. ñu defal leen salle. donc ñu ñëw dem ci monsieur le maire di ko ñaan terrain. ñu ma tabaxu mais monsieur le maire daf lay wax ne terrain bu ñu may amu fi. donc loolu ngeen exemple. waaw kon nañu def ba muy leen terrain léegi nag. waaw non avant bu fi amul. waaw peut-être avant. non ça c'est des histoires xam nga loolu. dama lay foofu dama lay loolu exemple ñun. non loolu du ma d'accord ak yow. bi ñu gis loolu waaw non peut-être bon man du maa ko wax. waaw déedéet da nga dégg rek nga wax ma. waaw mais da nga may bàyyi aussi man ma wax la. du dëgg yow da nga dégg wax ma. te tey dañ ma toog mag yow pour ma wax la. du dëgg mais nit na la wax loo xam ne ni nekkul. parce que même bu leen waxoon ne aw terrain amu fi. mais finalement mais ne leen terrain. l'essentiel moo doonoon ñoom ñoo am terrain bu leen xaw ma woon terrain ba mu jox leen terrain ñoom dañu war a taxaw wax ko ne nun kat demal monsieur maire nee na amul woon terrain mais tey monsieur le maire jox nañu terrain. effectivement wax nañ ko. effectivement wax nañ ko parce que tey loolu exemple su ma koy dégg. kon nag loolu passé ne amul woon. dafa jëlutu la indi. dans la mesure où ñoom am nañu terrain déjà boo xam ne ñu ngi ci. d'accord xam nga tey exemple loolu buy am. ñun ñuy dégg exemple benn Balla Gaye wala benn Modou Lo ñu ne monsieur le maire may ne leen terrain fii si yéen. bi ñuy xuloo temps yële. ñu dégg benn Boubs DJ Boubs xam nga nekk ci télé bi di remercier monsieur le maire parce que may na ko terrain. ay Pape Cheikh Diallo animateur. donc xam nga ñun en tant que ay jeunes yu Jalaaw bu ñuy gis loolu da gis tamit xam ne suñuy suuf actuellement dafa am ay problème de foncier. xam nga loolu bon daf ñuy merloo daal. xam nga je suis très heureux tey bi nga posé problème foncier parce que je suis rapporteur de la commission domaniale te dara leeru ma fi. je vais te dire une chose dama la bëgg a wax la lu leer pour nga comprendre ko. gis nga ay Balla Gaye Modou Lo du monsieur le maire moo leen may terrain. un promoteur bu ñuy wax Bassirou Sow moo seeti Ablaye Wade wax ak moom ci lotissement bi mu def toll moom moo leen may terrain parce que ñoom aussi bu ñu leen may terrain du monsieur le maire moo jox ñooy ay terrain. parce que nit ñi aussi dañuy dégg di wax rek ñu xam nu mu demee. dégg nga ñooñu ñuy wax dañu leen may terrain du maire moo leen di may terrain promoteur Maguette Paye may fii terrain barke dem ñaari mbër yu doon bëri. mais leen terrain. ñooñu bu ñu wax ne man am naa yéen mais nañ ma terrain foofu. parce que Maguette Paye dama doon wax foofu man maa nga foofu dafa na wax ne moom monsieur le maire la àndal moom lay liggéeyal moom moo ma nekk kon bu leen joxe terrain mën nañu yaakaar ne monsieur le maire moo leen ko jox dama ne monsieur le maire joxul kenn terrain. monsieur le maire joxul kenn terrain te dinaa ñëw ak yow ci lotissement yi de. effectivement parce que d'ailleurs sax foofu laa jëmoon ci problème foncier yi parce que lotissement yi nekk na loo xam ne tey Jalaaw. bon mën naa wax ne moo gën a impacté actuellement ni population bi. waaw donc law tey ji yow problème foncier yi tey exemple lotissement yi ñii ne am nañu ñii ne amuñu. d'ailleurs bon malgré que am na ñoo xam ne peut-être bi ñuy lotissé tollu ñoon si âge yu am. yaa ko wax de tey waaw tey xam nga ñoom màgg di kaas. donc loolu day baax tamit mu leer. am na ñoo xam ne bi ñu lotissé tollu woon ci âge yu am. donc tey ñoom ñoo màgg tey peut-être tollu si âge boobu noonu. xam nga di kaas na am ma terrain mais aussi tey am na ñoo xam ne nii comme am na ñu ne bon lotissement yi dafa am première tranche am deuxième tranche. donc deuxième tranche boobu xam na dina am wala déet bokk. dama lay tontu. ne la yéen d'abord Afa Gueye bi mu ñëwee. c'est la ñu am ñaari lotissement yéen kaw. lotissement yéen Gueye je crois que c'est en 85 ou 86 xam nga loolu yàgg na.
ñi fa juddoo woon léegi amuñu 20 ans wala 25 ans wala 30 ñooñu moment boobu mënuñu woon am terrain te loolu biñ koy joxee dëkk yu nekk ñoo defoon commission de distribution ci village bu nekk yéen ngeen am ko Mass Mbengue moo ko jiite yéen ko amoon ko man maa ko jiite woon au début mais fekk ma am liggéey bi mu doon def Gambie mënu ma ko dem ñi fa nekkoon continuer bi ñu continuer fekk man ñëwuma te la ñuy def man xaw ma lan la man leen kon du ma jot a dugg damay fas génne parce que la fa nekk xaw ma lan la man loolu moo ma si génne même na ñu ko continuer yore ko di ko joxe ba léegi boo ci bi mu ñëwee en 2002 dafa woo ñaari commission yi ne leen ku nekk na ko jox situation lotissement man yéen kaw laa dëkk ñu ñëwoon ñoom Cheikh Tidiane Ndiaye Cheikh Tidiane Ngom ñu ñëwoon ñëpp ba léegi joxuñu góor gi si benn situation loolu benn la attends loolu benn la Mass Mbengue mi yore lotissement yéen liggéey ba léegi situation boobu ñëwul góor gi ne donc dans ce cas précis moom tant que joxuñu ko situation du signer kenn benn délibération donc signé wul benn délibération bi loolu amee signé wul benn délibération daf leen bàyyi ak seen i lotissement parce que bëgguloon a dugg si takk bi yamba bu ñu lem nga ñëw fecc ko problème la lay indil loolu comprendre lool mais moom lotissement yi mu def na taux de lotissement def na ndi tax lotissement def na njangal dëkk yëpp def nañu lotissement mais bu si nekk amul coow xam nga lu tax parce que bi ñu koy def commission si villageois yi commission villageoise yëpp dañoo tànn imam ba tànn chef délégué de quartier ba tànn responsable bu nekk def seen équipe ñoom am ñu koy joxe comme boo demee di tax ay Abdal ak ñooñu ni nga ko doon joxe ñoom nan la da ngay jël ay numéro ñu defal le tirage si mbax na numéro boo jël nga xam ne si numéro la donc loolu ñëpp moom lañ toll ak ñi si ñëpp la ñu def moo tax lotissement yooyu joxe nañ ko ba mu jeex amul benn coow amul benn mais ñaari lotissement yi nag moo am problème waaw parce que yaa ngi ne léegi xale yi bu fekkee ne ñoom léegi boobu amaguñu âge pour am yi kër mais bul fàtte benn affaire boo juddoo si benn kër sa papa am fii néeg yow ngay xale bu ndaw bi juddooguloo ñi ma tamit néeg la ñuy joxi néeg boo màggee fekk néeg amu fa nag nooy def. d'accord day donc. ñoo jaay lii fii yéen fii je vais te dire une chose yéen gi mu daj ni koo fi gis ñu ne jaay nañ suuf moo jaay suufam. d'accord mairie bi jaayul suuf. commune bi jaayul suuf kenn jaayul suuf nit ñoo fi gis fii ñoo jël seen i terrain jaay ko boo waxee ñu ne mairie bi moo ko jaay. te fii ku fi soxla délibération jox nañ la ko de. te ñii jënd suuf mais góor gi si amul droit dem jënd terrain def béy ko. de la même manière ni Amath Diagne Diir def Amath Diagne Diir bi mu ñëwee. di jënd terrain bi nekk fii. mais comment dire bi mu ñëwee di jënd terrain bi fii mais enquête yi ñu def yëpp mais ñun dañ ko facilité amuñu problème parce que te na gàlde yéen bu dëkk yéen boo xam ne li mu jënd moo ko moom te bu liggéey boo léegi waa yéen ñi bokk si amul fenn fu ñu ko pakasale amul fu ñu ko tegee problème délibération jot dañ ko jox délibération comme tout le monde donc problème xeex nekk ko foofu beneen bi mooy Mass Mbengue par exemple si on prend le cas de Mass mu ngi am suuf fële 12 hectares comme 27 hectares fële si quel mais famille la mu ngi am coow mu ngi am problème mais bu ñu ñëwee ànd ak frère am ba ñu délibéré ko mais dañ ko délibéré à son nom ba fële pencoor gële mu am fa 7 hectares wala 10 hectares mais délibéré nañ ko moom donc fii kenn jëlu fi suuf yi kenn du góor gi siis du ma sàmba du ma demba et puis ce qu'il faut dire jeunes yu bëri ñi amoon i kër ñu su bëri jaay nañ seen kër ba pare dox ginnaaw di réclamer encore fu ñu leen jox ñu gis tamit bon je pense que li nga wax ni mën naa wax ne leer na dañ te xëy na bu fekkee gars yi ñi nga xam ne concerné nañu bu ñu ko suivre bu fekkee aussi am na luñ ci ajouté peut-être du ñàkk voilà ñu am ak ñoom waxtaan boo xam ne peut-être mbir mi dina gën a leer daal gis nga góor gi siis woote na fii ñëpp ñëw mairie mu ne leen fii yéen la wax yëpp ku si am tool bu ma jaay nga ñëw na ma jaay naa sa tool donc jaayul suuf yi kenn ñun jaay ñu suuf yi alali kenn ku si nekk sa suuf yaa ko jaayal sa bopp ñu facilité bu nga ñëwee déposé kayit jox nañ la say kayit yaa xam leer na dañ suma gars yi loolu mooy problème foncier bi nga xam ne ni Baye Coumba Ndione andi na ci ay leeral xëy na tamit voilà yéen ñi nga xam ne ni suivre la chaîne 2STV lii mooy li nga doon xaar ci ñun donc dugg ci dëkk bi andi la li nga xam ne moom moo dese leer ci seen bopp ñu waxtaanee ko je pense que voilà mu ngi noonu leer na ndañ mais man dafa am lamul benn affaire boo xam ne dama ko xaw a déplorer dama koy xaw a déplorer mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer lotissement yi dëkk yi bon imaginel ñu ne après dañ leen di neexal ku nekk benn terrain exemple ci nekk da nga am terrain boo xam ne nii c'est ton droit da nga am ci lotissement yi am terrain boo xam ne dañu la koy neexal donc mu nekk ñaari terrain am ñoo xamante ne nii ba léegi amaguñu te toolu woon ci âge yu am donc loolu mu nekk aussi lu ma déplorer vraiment waaw loolu man xamuma ko
xamuma ko li ma xam daal mooy lotissement la ñu doon def am nañu doon liggéey ci lotissement bi. effectivement ña fa doon liggéey di samp borne yooyu. man xam naa ne ñooñu may nañ leen ay parcelles. parce que yow mënoo xëy keneen liggéeyam nga nekk si terrain bi di gas si sampa dama lay wax rek. parce que kooku lu genre fay la bu ñu leen fay. man loolu xam naa am naa loolu. mais ñëw si commission nii rek jël ko man mii ngay waxal nii. maa ngi woon président commission yenn kaw man aw ma benn terrain bu ñu ma jox man. sama waa kër ngi fi amuñuy terrain ñu ngi si kër gi ñu ngi fii te amuñuy terrain si terrain yi donc du problème mu conseil lañ jox ay terrain dama ne ñi nga xam ne ñii bi ñuy tracé di gas borne yi di ko samp ñu xëy di liggéey mais ñooñu quand même war nañu leen mën a may benn parcelle en guise quand même de récompense ah loolu moom. mais nag boobu man dama ne récompense boobu nga yaakaar ne mënu woon nekk sa benn terrain wala mënul nekk exemple ay maanaam benn 10 terrain wala bon 5 terrain bu ñu jaay après ñu partagé leen xaalis. parce que yow da nga xam ñaari terrain la yow xam nga ko. lépp ñaari terrain la. ah non xaw ma ñëpp. voilà loolu laa la bëgg wax dama ne la xaw ma 5 terrain xaw ma 3 terrain 4 terrain. mais je trouve normal que ki bàyyi liggéeyam yëpp bàyyi njabootam ñëw jël pique di gas di samp di dimbali géomètre ba mu pare. mais kooku am na njukkal au moins ñu may ko benn terrain man loolu laa wax dama ne loolu logique la te li ma xam moo ñooñu leen may terrain ndax man mii bokk si commission bi fii man kenn mayuma terrain aw ma sax terrain si commission bi. ñu gis ay xale yu dugg ci àll bi. waaw fàq ay place pour mën a am terrain. waaw parce que ñooñu ñàkk xam moo leen dugal si loolu suuf kenn du ko amee noonu timpo joxewul ay suuf da nga am délibération mbaa nga am titre foncier mbaa nga am bàyyi mais mënoo ñëw rek jóg si kër gi rek ne joxuñu ma terrain nga dem fàkk fu la ne jóg mais loolu quand même c'est trop facile. léegi nag lan mooy risque yi nga xam ne ñooñu ñu ngi koy jël. mais yow bu gën a xam risque bi yow xam nga ne bu fekk suuf yi jàmbur rek nga ñëw rek suuf soo xam ne yow moomuloo ko nga ñëw rek sampa tabax mais bu léegi bu ñu ko tojee yow amuloo fa dara bi ça c'est un risque boo xam ne nit waru ko def mais xëy na ñoom seen niveau moo toll noonu il faut les comprendre xaw ma nag dans l'avenir lan lay doon mais en tout cas buñ ko defee teguñu ko fu dëgër teguñu ko aussi si yoon. suma gars yi je pense que ci loolu la ñuy terminer émission bi nga xam ne mooy débat du jour et yaakaar naa ne waxtaan bi buñ ko naree gën a yaatal duñ fi mës a jógee. voilà waaw am na lu ma bëggoon wax avant ngay dem. dama bëggoon wax rek ne Gorgui Sy 2002 la ñëw. ñi juddoon 2002 am ñu 19 ans léegi. n'est-ce pas. waaw ñooñu même sax ñi juddu avant 2002 ñi judd par exemple ay 96 ñooñu développement yéen xamuñu nu mu toll. gis nga boo jëlee tali bi tubaab jalaaw todd fële nga jël tali bi dem ba tubaab jalaaw gis nga côté bi nii y' a 15 ans amul kër yow seen kër gi nga ne fi yàggul boo xoolee tali bi fi jëm na le benn kër nekku fi woon am na lu ko fi indi yéen dëkk boo dem am na cycle secondaire primaire bu mat mais bon en 2002 amu fi woon dëkk boo gis fii am na CE1 CP ba CM2 dëkk yëpp ko am loolu 2002 nekku fi woon kon am na ko fi indi ki ñëw 2002 moo fi indi loolu cantine scolaire bi nekk fii mais kan moo ko fi tabax mairie bi moo ko fi tabax élève bi di joxe 100 francs di añ excuse-moi rek tuuti rek parce que foofu c'est très important. Vas-y. alors am nañ fii centre médical bu nekk Njangal mu am dentiste am yëpp foofu équipé loolu ñi ñëw 2002 mais ñoo ko fi indi. yaa ngi dégg lycée bi ñi ñëw 2002 ñoo ko fi indi CM bi ñi ñëw 2002 ñoo ko fi indi école bii nga gis fii Mbolo teg ñaay xëy ñun gas nañ fa forage pour waa ñaay xëy mais te 2002 la si diggante ñi ñëwoon 2002 ñoo fi indi loolu école Nduxura Pël Nduxura Olof ñi ñëw 2002 amul woon école mais ñun ñoo ko fa def. yaa ngi dégg wala man dégg naa sax si ay wax ci stade bi ñuy wax nii mais wolof yi dañ ne cokk ma moo gën kë ma bu ñu jooy di jooy turbine ñu ñëw defar turbine boo xam ne dañ ko jël parce que ñiy wax dañuy wax rek mais dañ leen wax ne la turbine bu mel ni bii nekk sant bokkane la ñuy defar ah waaye nit bu mënee taxaw mu ne yow responsable nga ne ay escalier la ñu defar mais loolu attends loolu rafetul mais am na droit moom xëy na dafa foog ne bu waxee loolu critique boobu mais ku nekk da nga war am droit critiquer mais objectivement la ñuy critiquer aussi man j'aime que booy critiquer nga critiquer. xëy na nga yaakaar aussi période bi ngeen commencé tabax tribune période bi maanaam mu nekk période pré-électorale. nga yaakaar ne est-ce que loolu tamit du si joué parce que tamit depuis kañ ñu ngi wax gars yi defal la ñu tribune ngeen toog ba moment bi kon nag ma wax la benn affaire kon de pré-électoral bi kon ñëpp a ngi si biir bon. bu fekkee ne loolu campagne bi la ñëpp a ngi si biir attends je vais te donner un exemple waaw xam naa fi nga jëm. bàyyi maa nga fa voilà bu fekkee ne loolu kii la mais kon ñëpp ñu ngi si campagne électorale
parce que Massamba ngi defar yoon yi di jël ay kii xanaa campagne électorale la. dëgg la Amath Diagne bu defee bâche yéen i géej fu ñu julee it dafa ko fa woon daaw. mais yow quand même les gens ne sont pas mais kon ñoom non dañ ma ne ñun bu déedéet dama ne ñoom bu ñu ko àttee ne ñun li ñuy def politique la nañu àttee ni ñoom politique la parce que ñun dañ doon def avant kii bi di ñëw parce que turbine boo koy defar mais waxtu bi nga amee budget bi ak fi muy pare ak fi ñu lancé marché bi nga ko mën def ah xam nga wax naa la sànq wax naa la sànq ne la nee naa la sànq xam nga am na lu wax sànq nee naa la ku la wax naam da nga fay nekk yéen ci commune mu yow mii da ngay fay impôt. man waaw maa ngi fay impôt kenn fayul impôt fii kon yéen fan la jëlee ressources yi li muy am. fan la ko jëlee. waa léegi te budget. mais provision xam nga budget. provision la du xaalis bu fi nekk. dañuy wax ne bu ñu defee lii daañu am lii bu ñu defee lii daañu am lii dañuy def lii daañu am lii bu ñu defee lii dañu am lii loolu mooy budget yi du xaalis bu taxaw nii. d'accord mais man dégg est-ce que lu mën a réaliser est-ce que li ñuy def noonu réaliser nañu budget bi wala déet gis nga bu doon partenariat bi góor gi am ak yeneen yi li fi am du fi am li am fii yëpp du fi am ba léegi. d'accord ñu gis ne tey budget bi. dama dégg ne góor gi day liggéey jalaaw. ba budget bi des mu delloo trésor loolu dëgg la père. xam nga ils n'ont rien compris ñuy wax loolu. mais nan la ñu mën a liggéey xaalis ba muy des. ci koo xam ne que amuloo budget 1 milliard sax amuloo ko. loolu mënul la nekk ça sonne mal à l'oreille ñoom ils n'ont rien compris ñoo leen dégg rek ne damm na. du dëgg xam nga am na si maire yoo xam ne yi lekk nañu seen i budget bu mujjee bu yàgg mais fan lañ ko lekk ak fan lañ ko dugal. d'accord ça c'est important. d'accord léegi yow nga yaakaar ne tamit du baax parfois yéen ngeen def ay sorties yoo xamante ne nii maire bi day toog mu expliquer askan exemple def seen bilan depuis 2000 nan laa ko mën a waxee depuis 19 ans ngeen def seen bilan askan wi xam ne kat bon yéen fi ngeen dugal budget bi wala boo ko voilà li moo fi nekk daal. waaw xam nga man li ma la bëgg wax nii mooy j'ai toujours déploré un peu de manque de communication. d'accord. puisque nit ñi il faut nga communiquer ak ñoom pour ñu xam réalité bi ni mu demee ak loo mën a liggéey nii xam nga li ma la wax bari na lu ma la wax fii loo xam ne yow xamuloo ko woon mais c'est parce que tey jii damay wax loo xam ne lii nit ñi xamuñu ko te nit ñi dinañ ko jot léegi ça c'est très important man loolu laa d'accord ak yow mais gis nga amul benn année boo xam ne jot na te dajuñu ak payeur dajuñu ak sous-préfet def réunion conseil yëpp ñëw ñu wax situation bi de A à Z ba mu pare amul benn téléphone mais xëy na la communication bi waroon foofu ba li ñu comprendre man je te donne raison ci côté boobu mais communication moo des mais en tout cas li ma la mun a wax te mu leer moo di au niveau de la commune ñun mënuñoo liggéey ba xaalis yi des ñu koy joxe feneen wala di ko keneen loolu sax nit waru ko mën a dégg te dama bëgg wax ne góor gi siis niveau bi mu yore nii am na erreur yoo xam ne amul droit def ko. vraiment parce que man je n'ai rien contre le maire. mais li nga xamante ne tey moom laay maanaam moom xaw a liiwul ci moom. maanaam moom neexul ci moom. waaw dama gis ne dafa xaw a manquer de considération par rapport ak jeunesse bi dafa mel ni daal considéré wu jeunesse bi quoi pour man. waaw loolu yow ça dépend si yow ni ngay gisee considération ak jeunesse. effectivement y a une jeunesse bu dëgër boo xam ne mu ngi ci gannaawam am na jeunesse bu dëgër mu ngi def la les étudiants là bi gars yi di wax nii. ñuy wax nii. waaw dañuy wax rek dama leen laaj président yi fi nekkoon chaque année subvention bi ñu leen di jox loolu wóor na dañ leen di jox subvention dañ leen di toppatoo dañ leen di jàppale. góor gi mënul nekk étudiant jaar ci école xam étudiant ni mu mel nekk université ba pare te gis ay waa kër mi ñuy torox du ko def il ne fera jamais de la vie parce que ñooy ay njabootam lañu. d'accord gis naa benn publication ñu def ko ci Facebook bi. ñuy wane appartement yi nga xam ne ñoom la waa ASET di dundee étudiants yi moom la ñuy dundee fële Gueule Tapée. appartement yooyu ak ni ñu wanee image bi. loolu père ñaaw na de wala. mais xam nga yow image yi mën nga si bañ a fiyewu trop jël nañu fi kilifa gu mag. def ko mbër tekkal kay ay téere. maanaam da nga bëgg wax image yooyu mën na nekk montage. non montage mën na nekk montage. c'est faux mën nga dem si beneen kër nga def montage ba indi fi nit ñi. waaw mais nag gars yi li ñu dundee foofu aussi dafa. xam nga bu la neexoon xam nga maa ngi wax yow tenue ma yor bu la neexoon nga solo ma costume si sa biir montage indi ma di wax. effectivement loolu ça existe. loolu day am loolu mën na nekk mais tamit étudiants yi li ñuy dundee foofu tamit père dafa métti de. man de dégguma président étudiant da ngay président étudiant yi ñi nga xam ne ñoo di subvention ñoo ngay dem nga gis leen nga laaj leen parce que bul nem koy wëndeelu si tali bi nga laaj ko du la jox lu leer mais mën naa la wax ne Abdallah mën na la jox étudiant bi xam ne moom la ñuy jox actuellement subvention nga invité ko nga laaj ko ndax dina wax si télé bi na leen def lu ñu leen dal ça c'est important. waaw loolu moom du ma ko raté mukk damay woo président bi nga xam ne moom mooy yàlla président de ASET. xam nga am na lu ma bañ avant mu échappé ma. parce que ne léegi ne góor gi si dañ ko jox safi parce que dafa ay si suuf. effectivement waa ay si suuf dafa bari façon. lu wax naa la si njaal benn wax bi ne la góor gi si jaayul suufi nit. góor gi siis lekkul suufi nit
GOGIS amul ak affaire sax ak suuf y a une commission domaniale bu mu dénk suuf si ba pare di leen xool donc ay ci suuf man na wuy ay na ci suuf parce que c'est un professeur de géographie kon ay na ci suuf parce que boo ko defalee plan ak foo ko mën a yóbbu te mu xam ne baaxul boo amee données yi wax leen ne place sangam la nekk loolu baaxul ay na ci suuf parce que il maîtrise la géographie foo plan nekk foo espace nekk mën na ko maîtriser donc kooku ay na ci suuf mais xam-xamu suuf la yore géographie lay jàngal université ñu bëri ngi nii fii ci fu ñu mës a dem daje ak ñoom muy sous préfet wala leneen ku si bu ñu kàddu bi ñu jëkk wax suma professeur yooyu yaa ma jàngal. d'accord dëgg la du dëgg. donc ay ci suuf boobu ñu wax oui ay ci suuf mais ay suuf pour jaay ko mais ay ni suuf pour gérer ko pour réer ko ni mu war a amee parce que daf ko jàng c'est pas pour rien que Macky Sall jox ko safi bi ngay wax nii su amuloon xam-xam te ñëpp ñi nga xam ne jox na ko ñëpp nee nañu mais jox nañ ko lu mu xam. waaw ñëpp dañuy wax jël na lu mu xam waaw lu mu xam nag mooy kenn mënu ko bëlli ci suuf kenn mënu ko wax si suuf loo xamul mënoo ko wax si plan lu mu xamul ndax kii koy def plan boobu moom moo ko jàngal ba mu am diplôme kon kay kooku nag vraiment buñ ko joxee xam-xam bu mu am mais am na solo. man li ma leen di suggérer rek mooy ngeen di fexe di def ay bilan communication bilan li ngeen di liggéey ci gox bi muy gën di leer muy gën di am na laa ko mën a waxee askan yëpp mën si jot. parce que tey exemple bu ñu ne élection ñëw na képp ku soxla askan da ngay dem ci ñoom kon tey yoon la li nga xam ne exemple moom lañ leen dénk bu maanaam bu laajee leeral ngeen toog xam nga leeral askan yi boo ko defee xam nga wax yëpp xam nga du am voilà donc loolu mooy li nga xam nga yow dama la bëgg wax benn affaire bu nga comprendre ko ñun xamuñu campagne xamuñu ñàkk campagne à tout moment ñu ngi si terrain bi ku ñàkk nit ñu nga fa ku am xew dem nañ fa ñun constamment loolu la ñuy dundee tout le temps ñun xaaruñu ba campagne bi ñëw ñu soog a jóg ñëpp di tout le temps li ñuy gis si xew yi dañuy gis si ngent yi dañuy gis lu nekk du dëgg donc ñun ñii xaar ba léegi di ko def kay yow xam nga leen. xam nga leen kay yow xam nga leen mais ma bëgg a profiter pour wax leen ne yéen dara xaju fii. d'accord effectivement. yéen dara xajul yéen damay faral a wax sama discours ne yéen ñaari bunta la bunta ndey la ak bunta baay ko bokkul si ndey yéen a bokk si baay te li commencé toll ba gën nga dem tubaab jalaaw ñi fi xëccoo ñëpp ñoo bokk mais problème du problème bi mbokk mais dañu war a calculer ne kenn war fee wax nit lu ñaaw kenn war a fee xas kenn war a fee saaga kenn ndax lii luy jàll la te yàlla pare na de gis nga kii nekk maire bi yéen yàlla pare na si ñu doon xamul il faut que ñu jëm xam kan la. lan mooy seen programme 2022. le programme continuation li ñu doon def rek parce que lu baax la ñu doon def. xaal nga ne askan nañ leen jox ngeen yegali. mais pourquoi pas man gis naa ne ñun def nañ lu baax. nit ñi apprécier nañ ko fu ñu wootee day fees dal nit ñi dañuy ñëw. loolu mbégte la mais damay terminer rek pour wax la ne maa ngi lay gërëm yow. di la sant ci invitation bi nga ma defal. permettre na ma am na ay zone d'ombre yoo xam ne expliqué naa ko tey c'est important loo xam ne yow jombul yow xamuloo ko woon mais xam nga ko tey te li may waxee yow nii man mag laa sage la fi mu toll nii am na loo xam ne ak dara jarlu ma pour ma wax lu dul dëgg dama exactement ce qu'il y a mais dama ne ñun waaye yéen ñoo bokk ndey ñoo bokk baay saagante xajoo fi xëccoo na am nag parce que ku nekk am nga loo bëgg waaye bu kenn xas kenn bu kenn saaga kenn bu kenn wax kenn lu déplacé en tout cas man day du ma xas nit du ma saaga nit du ma wax nit lu ma ko war a wax. lu ma fi wax fii nag boo amee ku mu déranger dama ciy jégal mais dama doon wax rek li nga xam ne mooy réalité moo am fii en ce qui te concerne yow li ngay def nii c'est extraordinaire c'est très important parce que dëkk boo xam ne amul information mais dara mënu fa leer te boo bëggee développer sa dëkk il faut nga am information yi te li ngay def nii mais na nga def information bu tegu si yoon rek. du dëgg tey jii bu fekkee ne yow da nga yore kii information da ngay war a yëmale ñëpp da nga war di déglu ñëpp ku si nekk day am droit si lii ndax tey yow moomu loolu lii waaye yéen ñëpp ñoo ko bokk. parce que tey démb am na ko fi jaaroon wax barke démb am na ko fi jaar wax tey maa ngi nii nga invité moo toog di wax ak yow kon nag loolu na nga fexe ba loolu équilibre boobu ngay seeg def suñu diggante xam ne Masamba mooy Mademba mooy Masamba
lu ñaaw xaju fi maa ngi lay gërëm di la sant. kontaan ci yow Père ñu ngi lay gërëm di la sant. merci waaw loolu mooy li nga xamante ne nii 2STV andi leen ko ci voilà ak suñu père bi nga xam ne muy suñu papa di suñu maam voilà di suñu morom aussi voilà donc bu ñu nekkee dañuy waxtaan en dehors de la caméra donc dañuy waxtaan comme si voilà mooy loolu ay morom lañu donc mu nekk koo xam ne nii je pense que ko xamul dégg nga ko et je pense que zone d'ombre yi nga xamante ne nii gars yi soxla woon nañu mu gën a leer jëmale ko ci moom jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire jëmale ko ci li nga xam ne mooy commune de Yène bi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk je pense que mu ngi noonu tegal na leen wax ji ci taabal ji ay nopp yu wér mooy déglu donc je pense que mu ngi noonu gars yi kontaan nañ trop ci invitation bi nga xam ne ni voilà wuyusi bi nga xam ne wuyusi nañu ko donc mu am vraiment pas-pas ci ñun am vraiment cawarte ci vraiment gën a leeral mbir yi dinañu jox dig daje beneen émission débat du jour pour gën a mën a leeral li nga xam ne moom mooy seen bilan gën a mën a leeral li nga xam ne mooy seen programme parce que voilà xam nga dañuy ñëwaat ak Baye Kouloké incha allah gën a wax ci programme bi nga xam ne moom la ñuy teg 2022 donc big coow la woon ci présentation bi Mr Pape Matar ci caméra bi ak Elza Go Flow ci beneen caméra bi voilà di leen jox dig daje ci beneen émission débat du jour ci 2STV